A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. asalaamaaleykum mbokki sénégalais yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi te duñu seetaan ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñuy am bànneex bu baax mbégte bu mag macha allah gannaaw bi nu yàlla mayee ñu fekkee ba mën a tal ko mën toog fii ànd ak yéen kon boog doonu koy dooree nanu baaxooy defee nuyu bu baax a baax sunu président directeur général. ak mboolem directeur ci biir kër gi nu ngi leen di nuyu di leen sargal di ziyaara itam sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku macha allah di leen ñaanal itam yàlla mi dara teewul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla yokk seen jàmm. yàlla yokk seen tawféex yàlla yokk seen teranga bàyyi leen lu yàgg incha allah ci kanamu njaboot gi itam bu nu ko waxee dañu ciy dem au sens élargi ndax ñi nga xam ne itam wax dëgg yàlla caabi daf leen a féete gannaaw danoo bokk ci société bi bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di beral nuyoo di leen ziyaara di leen nemmeeku bu baax a baax waaye itam àdduna nag moom yàlla ci sunu borom moo bëgg ñu koy ñaan kon dañuy ñaanalante yàlla di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla gaaw jële leen foofu ba ngeen gaaw doxi seen ay activité waaye nag damay dolli saa su ne rek di ko wax nee naa sax dañuy wax du ma ne nee naa ndax mag ñi itam xam nañ ne wax nañ ci ba tàyyi yàlla moo gën a tolérant ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi ne da ngay jóge ca bërëb yooyu boo jógee ñu lay xoolee bët waaye yow na nga xam rek li ngay dox ci lan nga ko teg te incha allah seen réinsertion yal na ko yàlla yombal noonu la ñuy ziyaara itam ñi nga xam ne jamono jii ñu toggee di def émission bi ñoom ñu ngi ci wax dëgg yàlla hôpitaux yi dispensaires yi ak cliniques yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen nemmeeku di leen ñaanal yal na yàlla may ñu tawféex yal na yàlla yokk suñu tawxiit feebar yi tur yee mag rek waaye yàlla lu ne mën na ko ñu ngi koy tàllal loxo di ko ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nu fajal sunuy jàngoro ñi nga xam ne ñoo baaxoo di nu seetaan itam ñu ngi ñaan yàlla ñu am yokkute bu ko defee Sénégal jëm kanam ñun ñëpp di benn kër yi yàlla def ci jàmm macha allah jàmm nag mi ngi am ci kaw bu nu dee baalante bu nu baalantee rek yàlla musal ñu ci lu bare ne Mamy Linguère damay wax ne xol bu dul baale newul ci jàmm ki nga xam ne saa su xëyee ma nga naan day fayantoo newul ci jàmm kontaan nañu ci gis la na nga wéree ba dikk ñun neex nañu inspecteur ñun suñu wax ak yow tey du bare dañ lay nuyu rek ne la ñu ngi lay ziyaara mbokk yi itam bu ñu toogee nii suñu xel dina dem ci ñi nga xam ne danoo baaxoo woon di ànd ak ñoom te tey ñu nekk ci njéggalu suñu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk yal na suuf woyof seen kaw yal na yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandeegum mu def loonu lu baax macha allah ndax àdduna lépp a ngi ci lu baax Mamy ñu leen di wax bisimila di wax bisimila itam ki nga xam ne mooy docteur Fatou Naar Mbaye Diouf ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara dee waxi tawat sax tey da caa raw Mamy Linguère tey da caa raw ndax xam ngeen ne le 1er décembre moo nekkoon journée mondiale sida kon ñu am chance ànd ak tey waa CNLS ñi nga xam ne ñoo nekk ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñooy xeex bu baax a baax ci wàllu sida mu bañ a jëm kanam ñooñu ñu ngi leen di wax conseil national de lutte contre le sida bu ñu demee ba ca kanam wax dëgg yàlla dinañu gën a waxtaan bi mu gën a yaatu ndax fii jàpp leen ne semaine bi incha allah ñoom lañ fiy dalal bu baax a baax soxna Safiatou Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax ndax moom tam mooy secrétaire exécutif bi ki nga xam ne nag mooy adjoint tam moo fi teew kon docteur bànneex lay doon ci ñun dama lay njëkk dalal sax soog a dalal sama naataangoo yi dégg naa ne am na ñoo xam ne seen nelaw doyul ci plateau bi waaye dinañ yeewu par force bismillah docteur jërëjëf Eva ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yi duy nuyu ñi nga xamante ni nooy acteur de lutte contre le VIH puisque tey jii thème bi ñu ngi ko jëmal si lutte contre le VIH di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn jërëjëf macha allah soxna Linguère nga dooree na nga daan defee wallaay xanaa dañuy door nañ daan dooreeti rek waxati jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla mag leen son
Mandela ëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aday di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te jàngale mi fi bàyyi woon saawaan baawaan ci réew mi te ñu jariñoo ko waaye noonu lay ziare mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mboolem ak lu mbàkk yu gépp di yeesalaat sama njébbal bu baax a baax waaye noonu la ñuy ñaanalee suñu yaay dëggan chimère yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñaanalee maam Camara Jibianta Boy yaa Hadja yàgg fi loo fi yàgg doyul mama Kinushka yaay na fi ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di ziar bu baax sama yaay Astu Jara Manti ak ñi muy waa kër gi yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax waaye di ñaanalaat bu baax sama yaay bopp yi yaay Astu Seck mère Ndoy yàgg leen fi loolu yàlla na kaala gi ràpp te ngeen ràppal ko di ñaanalaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen dafa am nag sama benn doom boo xamante ne mu ngi Italie Mamour Fall moom nee na moom bu ñu nuyoowee rek nee na xolam dafay sedd guy moom daal nee na nuyoo bi lay xaar waaye nag am sama beneen cousine bu doon def fête anniversaire am moom itam ñu koy wax maam Fati Diop yaaba xari maam nekk fële ci États-Unis maam Fati dundal ba mu yàgg say may di baawaan ak Soda Marème Falliloog mboolem sama mbokk yooyu yëpp nekk ci ëttu yaaba xari maam yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaaraat bu baax ak waa kër Amadou Fati Ouma yëpp maa ngi leen di ziyaar di wax Eva ka namoon naa la lool jërëjëf soxna si nag dañ koy delluwaat di ko dalalaat bu baax jërëjëf ndax Eva xam nga damay dégg ngay wax baat bu am solo mooy damay dégg nga naan feebar mettiwul ñàkk xam sa feebar moo metti te maa ngi lay wax ne la lii ñuy waxtaanee képp koo xamante ne ni yaa ngi dund ak doomu jàngoro boobu ñu ngi lay masawaat di la baaluwaat bu baax a baax a baax ndax xëy na defar rek lañ ci jublu waaye sax bëgguñoo gaañ kenn te xam naa ne dina leen neex ndax ku ñu waxtaanee sa jàngoro nga bëgg bismillah Eva parce que ku ñu waxtaanee sa jàngoro nga bëgg ndax dafa am leeral yoo xam ne dañu ko ci indi li ñu ci gën a neex mooy li ma leen di wax keroog ba ma leen fekkee Méridien di leen seet waa CNLS ma ni leen ñun ñi nga xam ne dañu ciy waxtaan bu ñu noppee dafay doon formation ci ñun te wax dëgg yàlla kuy wax te ñu lay déglu dafa jaadu ñu former la en la chose balaa nga koy aborder kon bokk inspecteur yow itam ñu ngi lay wax bismillah di la waxal ne tey moom journée CNLS la macha allah ñu leen di ñaanal yàlla objectif yi nga xam ne dañu ko fixé daal yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm bismillah jërëjëf ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dalal jàmm di ziar su kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar sunu xalifa sëñ Mansour Cissé ca Pire di ko ñaanal gàmm gi ñu jóge yàlla na ko yàgg gàmm di koy ziar bu baax gàmm gi réussir nañ ñi sant di gërëm ñi ñu wuyu si ñëpp waaw ñi nga xam ne nag dañoo seewal nag nañ xam ne ñun seewuñu ñun waa Pire seewuñu képp koo xam dañoo seewal ci gàmm gi nag moom bàyyi nañ leen rek seewaluñu waa Touba seewaluñu waa Tivaouane ñun waa Pire la ñuy seewal waaye baax na seewuñu lépp nag l'islamu Sénégal gépp Pire la démarré kon boog ñuy ñaanal rek ñëpp ñi nga xam ni jàppale nañ ci bés bi rek ñu ñaan yàlla nañ ko yàgg di teewe di dalal tamit ñi nga xam ni miin naa leen lool miin naa leen lool docteur Fatou Nar def naa ak ñoom émission yu bare ñuy naan rek ginnaaw ku ci nekk daal pàcc ba nga ne ci réew mi nga koy bay bu baax a baax ñu leen ciy félicité fas yéene leen cee jàppale nag bu baax a baax ndax réew mi kenn ku jàppal ma jàppal te li ñu ci neex ndigal la bu ma lay jox te xam naa ne di nga ko wéyee dañuy bëgg sax bu nu noppee fii daal nga àggali ko ca rajo ba waaw ndax xam nga boo waxee VIH ñi mel ni Eva xamuñu fu feebar bi toll xamuñu wax dëgg yàlla naka la ñu ci waxtaanee ba nga xam ne bu ko askan bi jotee mu jëriñe kon chance bu mag la ñuy am gannaaw bu fi docteur teewee Naar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax ne rek bismillah kontaan nañu fan la fi may jëkkee sax mooy bu ñu doon waxtaanee taux de prévalence bi lan nga ñuy njëkk wax ak itam lan mooy feebaru sida nañu njëkkee foofu waaw nu njëkkee ci feebaru sida je pense que nin ko introduire man je pense que lu dal xel la et puis tamit lu war a dalal xel tamit population bi la ndax bu yàgg boo waxaan feebaru sida ku ci nekk tiit wante léegi du caageenu dalal xel rek waxu docteur mais dafa nekk loo xamante ni lu dëggu la. te ñu teg ci bët sax. ñu teg ci bët. dëgg la tey feebaru sida toll nañu foo xamante ni feebar la bu ñuy tuddee une maladie chronique. c'est vrai ni nga amee tension. di dem di seet sa bopp di faju ni nga amee diabète di dem di seeti sa bopp di faju tey jii toll nañu foo xamante ni feebaru sida si foofu la toll. Sénégal nag mën naa wax ni mu nekk feebar boo xamante ni xeex bi tar na lool te wax dëgg yàlla am na ay jéego yu bare yuñ ci def ba tax na am na ay résultats yu bari yuñ ci def.
feebaru sida dafa nekk feebar boo xamante ni benn tant que demoo seeti sa deret léegi nii mënoo xam ndax yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji wala déet ndax doomu jàngoro ji mën nay dox ci sa yaram ay ati at ba jëm juróom-ñaari at fukki at mu soog a lay tëral donc tey jii mën naa dund ak doomu jàngoro ji te tant que dew ma seeti sama deret mën naa ko bañ a xam dëgg la kon mu am solo lool si nit ku si nekk tey nga dem seeti sa deret xool ba xam ndax yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji bu nu weesoo loolu mu nekk loo xamante ni nag tey jii mën naa wax ni Sénégal daanaka mën nañu wax ni lu tollook 41 000 personnes pratiquement ñu ngi dund tey ak doomu jàngoro ji. dëgg la waaye 41 000 personnes yooyu nag dafa nekk rek loo xamante ni lu nu xayma la. dëgg la wante nag ñi nga xamante ni ñoom nañu gis saytu seen yaram ba xam ni ñii dund nañu ak doomu jàngoro ji tolloo xamagun àggul foofu ci 41 000 mën naa wax ni Sénégal boo nee ni estimation yi 41 000 yi daanaka 28 000 yi rek lañu xam mu wóor ni nag am na ay nit yoo xamante ni war nañu dem saytuwaat seen bopp seen deret ba nu xam ni ñu ngi dund ci doomu jàngoro ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji ndax ni ma leen ko waxee boo ko xamee rek tey jii am na ay jumtuwaay am na ay garab yoo xamante ni buñ la ko joxee nga di ko naan di dem di seet sa bopp ni mu waree daanaka di nga dem ba yow ak ki am tension yow ak ki am diabète macha allah daanaka yéenay doon benn. ni ñu koy waxee maak sama xarit ñàkk xam sa jàngoro mooy jàngoro. moo lay lor waaye boo ko xamee rek mu noppal la. ndax boo ko xamee sunu borom sàkk na ñoo xam ni ak garab yoo xam ni. boo ko naanee da nga mën a am fiix. bu jëkkaan boo waxoon doy baan maa ngi ñëw boo waxaan sida ñu mel ni Eva Tra ragal ne i day dafay daal di faatu. gis nee nañu naka la ñu koy waxee mami. du feebar mooy yóbbuwaate waaye ku sa fan mat nga dem. wopp jotewul ak dee dara jërëjëf nit dina wopp nga di ko xeral nga toog naan maa koy kii wattoog maa nekk ci moom maa koy toppatoo yàlla def ndeysaan sa dëj moom mooy jóg séddale naak ndeysaan kon ñu xam ne jotewul ak moom dara dëgg la dëgg la wax rek moo ci nekk waaw mooy nag tabu bi mu doon ci réew mi dëgg la beneen bi ci topp mooy sénégalais moo mën a nëbbatu te nëbbatu boobu xam naa ne ndooy dina ci indi yu am solo ndax am na ci ay dencam yu baree bari dëgg la te nëbbatu bi dafay gën a méttee ci takkante bi muy wax ndax kii dem di yokki dara war na mën a xam ci li muy dugg lan la te booy xool sida xëy na avant la ko nit ñi doon ragal comme ni ko madame waxee mais léegi booy xool ñëpp presque xaw nañ ko miin dëgg la ndaxte ñi ngi koy jàngale dama ciy delloo njukkal nag te xam naa moom li may wax dina ma ci jàppale waa Croix Rouge ndax ñoom it dox nañ ci ay jéego yu am solo ndax dañ koy jàngal xale yi di leen wan secouriste yeeg yooyu di leen ci wax yu baree bari ma gis ci ay jamono bu ñu musaan ne kër gii de dafa am ku fi tukki woon tukki bu yàgg ñëw commencé jeex commencé nangam ñu commencé di daw waa kër googu te xamuñu ne loo gis lu nekk ak ni muy wàllantee ndaxte que ne du bokk ak nit ki tëdd ci benn lal mooy tax mu wàll la du ko ne sol yërewu nit ki mu summi mooy tax mu wàll la du ko bokk ak nit ki lekk ci benn bool mooy tax mu wàll la yooyu yëpp bi ñu demee ba xam ko noppal na nit ñi beneen bi muy wax tamit mooy que léegi boo xamee sa jàngoro di dem di jëli say antirétroviraux di dem di toppatoo sa bopp di set ñu ci bari am na ci ñoo xam ne yaa ngi leen di gis di dund ak ñoom ñi ngi dund ak doomu jàngoro bi mais yàqalu leen dara te yàqaluñ kenn dara tamit may laaj définition bi ma dégg ci sida mooy que syndrome immunodéficience acquise non nga xam ne kon maa ngi ci doon gëstu looloo tax ma doon ci dellu njukkal waa Croix Rouge ndax nag mooy li ma jàngoon man mii ba may nekk xale dëgg la wallaay mami fi nga daanalee def nu neex loolu macha allah bu ñu fàttalikoo rek ca année 86 yi la ñu gis jàngoro bi boobu nun xale lañu ñu jàllale woon message yi ba sànq ba tey mais sant yàlla lañ ciy wax ndax sant li tax ma ni sant yàlla lañ ciy wax ci gëstu yi gis nañu daal wax dëgg yàlla ku ci mel ni Sénéles taxaw na ci taxawaay bu am solo ba jëm nañ sax maa ngi dégg ci seen waxtaan ñu ngi nuyu bu baax a baax soxna Mariam Soda Ba ak ay njoñam ak ñamu nekkal yépp yéen a ngi ci 3,90 yi muy objectif bi nga xam ne dañ caa jëm ba 2030 xaw ma 2020 ma bëggoon nga leeralal nu tuuti ndax objectif yooyu buñ ci yàlla àggee dafa dal xel waaw kañ bismillah ñu jël ki ci ligne bi ba noppi nu dellu si salaamaaleykum
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kooku Eva Tra. waaw man la. du ma wax sama tur na dama koy leb. dëgg la. man la sa benn yaay. sama yaayu bopp nuyu naa la. est-ce que xam nga Fatou Dieng. ah. xam nga Fatou Dieng Mauritanie. bu baax. Fatou Dieng. waaw. ak Astou Dieng. bu baax macha allah. waaw man la seen yaay nag maa lay indi mus naa ñëw sa atelier. yaa booy wan ni biig waaw. nam naa la. maa ngi lay nuyu ba. waa kër Papa Ndiaga Dieng yëpp ñu ngi leen di nuyu sama xel dem ci Kumba Beti Dia. Mongo ak njabootam macha allah. waaw Mauritanie ñëpp ñu ngi leen di nuyu. macha allah jërëjëf. nga nuyu ma mami Linguère. mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. maa ngi leen nuyu baax a baax macha allah gis naa leen say sa yàlla maa ngi nii di jàkkaarloo ak yéen. kay. nga nuyu ma borom mbaxane bi. sëriñ bi xamuma turam. borom mbaxane bi. bisimilah. jaajëf. kilifa la bàyyi leen mbaxane bi bu leen ko tooñ de. bàyyi leen jàmm balaa mu ñuy sàbbi waa kañ bàyyi nañu mbaxane bi. waaw maa ngi leen di ñaanal at bii di ñëw nit dugg ak jàmm ak salaam yaay booy. amiin yaa rabbi ñu ngi leen di suivre. amiin nee amiin ñoom Fatou ak ñëpp ak Astou Dieng ñu ngi leen nuyu. sama frère sama sœur yooyu. waaw. macha allah. macha allah ñu ngi leen nuyu bu baax yal na si yàlla def jàmm. amiin yaa rabbal alamin amiin maa ngi fekk at yu bare. amiin njaboot bi. macha allah. macha allah seen rob yeeg ak affaire yi yëpp rafet na macha allah. jërëjëf. émission bi neex na trop neex yan na jëm kanam. amiin jërëjëf. man maa ngi leen di bàyyi nag maa ngi fii sama kër sama caat fii dama fi nekkoon ak sama caat fii laa nekk macha allah nekk ak moom tuuti. dinañ la seet incha allah. soo nga nu bëggee seet rek ma jox la sama numéro. bàyyi ba ma pare xam naa nu ma lay woowee. xam naa ko ci Fatou Dieng lay jaar léegi xam naa ko. baax na waaw kay. aywa macha allah jërëjëf nee na merci ñu ngi nuyu bu baax waa kër Njim Amadou Boubou yal na yàlla yërëm ko. colonel Diarra tam mi ngi Mauritanie ñu ngi leen di nuyu. Sénégal ak Mauritanie benn la. soxna si ñu ngi doon waxtaanee objectif fu 2030 yi. wala 2020 la sax. waaw am na 2020 luñ ci bëgg am na 2030 luñ ci bëgg. voilà donc je pense que. comme ni nga ko waxee rek 2030 dañu am ay objectifs wante balaa ñuy àgg 2030 nag dafa am fu nu war a jaar muy 2020 2030 moom lu nu bëgg mooy sida mu jóge fi amiin loolu bëgg nañ ko ci 2030 te mu nekk engagement boo xamante ni du Sénégal rek moo ko jël mondial mën naa wax ni communauté internationale bi yëpp ñoo ko jël macha allah Sénégal aussi jël lu demee noonu et puis mu nekk loo xamante ni aussi xel dal na si parce que yaakaar naa ni bu ñu demee ba natt jot Sénégal xelam dina war a dal bu baax a baax du des ginnaaw temps mën naa wax ne ci 1er décembre bi rek lañu lancé compte à rebours bi et incha allah yaakaar naa ni en 2030 dinañ atteindre suñu objectif wante nag atteindre objectif du toog rek di xaar 2030 jot nga ni atteindre naa wala atteindre da ngay fixer sa yoon da ngay fixer sa yoon def lu ñuy wax ay phasage te 2020 nag ci phase bi nga xamante ni phase bu am importance la ci la bokk ci phasage boobu ndax 2030 mën naa wax ni sax xeexu sida dafa am yoon dëgg la ndaxte sànq wax naa ni kuy dund doomu jàngoro ji te demoo seeti say deret xam ndax yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji wala déet mënoo xam ni yaa ngi koy dund ba tax ñu mën ko xeex identification ak dépistage bu fekkee ni tamit da ngay dund doomu jàngoro ji te demoo jël sa ay garab li ñuy wax sa ay antirétroviraux di xool sa bopp dëgg na tamit bu boobaa feebar bi mën na la gañe dëgg la te li ñuy bañ mooy feebar bi gañe la li nu bëggit mooy dem ba nga xamante ni booy jël sa garab yi li ñuy wax naan charge virale bi muy virus bi day dem ba dañ complètement ci sa yaram amiin yaa rabbi tegal loxo foofu fi virus bi di dañe complètement ci yaram bi nga jël ki ci ligne bi ñu ne ko salaamaaleykum ba tey yaa ngi ci phase yi ay ca ñu dem ayca donc
ma wax fi ñett. muy saytu sa yaram. dëgg la jël sa garab. ak dem ba nga xamante ni charge virale bi. dafay jeex ci sa yaram. macha allah. loolu nag mu nekk phasage bi nga xamante ni moom la ñu bëgg wala phase bi nga xamante ni en 2020. foofu nañu war a taxaw. amiin yaa rabbi. ndax bëgg nañu. bu ma ko jëlee ci fukki nit yu ne. juróom fukki nit yuy dund ak doomu jàngoro ji. juróom-ñeent ya. ñu saytu seen bopp. ba xam ndax ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji. kooku muy benn. ci première 90 yi ndax nit ñi ñoo ngi naan 3,90 3,90. 3,90 mooy li nga xamante ni objectif bi nga xamante ni en 2020 fa nañu bëgg a àgg ba tax na tamit loolu buñ fa àggee en 2030 nu mën a xalaat ni sida dina fi jóge complètement. première 90 bi ci dépistage la. ñu ni fukki nit yu ne yuy dox ak doomu jàngoro ji bëgg nañu juróom-ñeent yi ñu saytu seen bopp ba xam ni ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji ndax boo xamul ni yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji la ca topp ak la ca toppaat mënoo ko def. dëgg la kooku muy premier 90. jëlal ki ci ligne bi ñu ngi ci premier 90 bi salaamaaleykum ah mu mel ni nag serveur bi macha allah lii lañ doon ñaan yàlla nit ñi ngi bëgg a woote et c'est bien. c'est bien ñu ngi woon ci premier 90 ñu ñëw si deuxième 90. bisimilah. deuxième 90 xam nga wax naa leen ni leen nit kuy dund ak doomu jàngoro ji ba dem saytu boppam. léegi Sénégal dafa ni fu mu mënti toll. feebar bi si moom rek dañ koy jox ay garab. bu yàgg daan nañu wax war nga mën a xaar lii wala nga xaar lale léegi moom immédiatement bu fekkee ni dañu gis ni yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji rek. waru garu kër docteur mooy ñu jox la garab yi nga xamante ni moom la ñu tuddee ay antirétroviraux. ndax garab yooyu dañu am njariñ lool. si nit ki nga xamante ni day dund ak doomu jàngoro ji. non seulement dina tax virus bi jeexandal si yaramam. ba tax dootul mën a wàlleeti. ditu kooku muy lu am solo. beneen bi si des aussi mooy li ñuy wax naan wér-gi-yaramam. dafay amélioré bu baax a baax. donc day nekk nit koo xamante ni comme ni ma ko waxee woon sànq day mel na rek benn feebaru HTA wala benn feebaru diabète moo nekk si moom. donc nit kooku bu jëlee garab yi bëgg nañu fukki nit yoo xamante ni dañu xam ni dañuy dund ak doomu jàngoro ji. juróom-ñeent yi ñuy jël seen garab. macha allah ndax jël seen garab boobu comme ni ma ko waxee lu am importance la. weesu wunu nag dañu weesu sax foofu parce que bi ma leen waxee ni leen dina toll si nit ki buy jël garabam foo xamante ni wax dëgg yàlla dina sentir ni mi ngi ànd ak wér-gi-yaram. mais aussi dina dem ba du mën a wàlle. loolu moom nañu teg ci troisième xam nga loolu njaayeen yi xamuñu ko woon ndax ñoom boo tuddee ñu tiit mais xamuñu woon sax ne macha allah xam nga tuberculose am na ba mu dikkee dañ la wax ne boo ko fajee am na fooy tollu da ngay wér. waaw bu nu demee ba sida am noo koy fajee ba am foo tollu macha allah. jàmm topp ca bu la neexee nga def sa vie. tout à fait sant yàlla la ñu jël ci ligne bi espérance de vie tamit dafay tolloo ak ñi nga xamante ni. dañu normal. tabaarakallah bisimilah salaamaaleykum. Ta Eva. oui ma grande. Ta Eva bëgg naa la. maa la raw. Ta Eva maa ngi wootee ba Sokone. naka waa Sokone. ñu ngi fi sama jëkkër dafa décédé yàggul dara. yàlla yërëm ko waay. sama crédit bëriwul na xam naa dinañ déggante war maa ngi rafetlu émission bu baax a baax. dafa feebaroon. yal na ko yàlla yërëm. sunu xel itam dafay dem ci soxna Fatou Samb Cissé mi nga xam ne bu Medina Baye moo nekkoon première étudiante bi nga xam ne dafa defoon thèse am ci doctorat sur le sida ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci teewaayu docteur Mboup kooku itam ñu ngi koy gërëm di nuyu nag docteur Awa Diagne tey man docteur ya man na moonu dégg yëpp maa ngi leen di dégg ñoom daal bu mbir mi dee faj ak feebar ak kile rek ñu dégg leen
sama yaay jooju maa ngi koy nuyu. dama bëggoon laaj docteur. naam Ndoye maa ngi jégalu. c'est que dama ko bëggoon a laaj actuellement avant 2020. avant 2020. sànq ba tey ñëw 2020 2030 nangam. avant ñu mu defal ñu benn situation. situation actuelle boo xam ni. moom la Sénégal di dundee. situation actuelle du Sénégal. mu defal ñu ko ak nga waxal ñu. yan zone. moom la fa la feebar bi ëppee. waaw dinañu neex lool mais bu ñu ko mayee. parce que ñu ngi zigzag entre moom ak téléphone bi mu àggali objectif ñetti 90 yi nga xam ne dafa am solo. waaw après mën naa ñëw ci épidémiologie bi. après parce que xam naa ni loolu aussi lu am importance la. ku ñu waxtaan ci ak téléspectateurs yi. bu ma dee àggalee ñetti 90 yi muy 3,90 yaakaar naa waxoon naa première. wax naa deuxième bi nga xamante ni ci traitement bi laa ñëw. wax troisième bi nga xamante ni ci charge virale la. comme ni ma ko waxee rek. boobu tamit dafay am solo lool que ñu natt ko. ndaxte nit ki bu fekkee ni dafay dund ak doomu jàngoro ji. nga jox ko ay garab muy dem ci structure sanitaire yi di saytu boppam ak yépp daanaka dafay dem ba nga xamante ni lii di virus bi ndax mën nañu wax ni dafay jeexatal ci yaramam donc suppression charge virale boobu tamit dañ koy natt muy troisième 90 bi ba nga xamante ni fukk yu nekk bëgg nañu juróom-ñeent ñi daanaka ñu gis ni daal charge virale bi jeex na ci sa yaram loolu muy tënk 3,90 yi nga xamante ni moom nañu wax 2020 may wax Ndoye Bane rek ni ko 2020 sorewul dëgg xam nga d'ici quelques jours incha allah ñu ni 2018 après ñu ni 2019 dëgg la après ñu ni 2020 fi nekk ñaari at donc 2020 matul sax loolu daal wallaay kon mu nekk loo xamante ni échéance boo xamante ni daanaka agsi na macha allah ñu war a nag góorgóor lu baax a baax lu tax ñu war a góorgóor lu baax a baax naam ay jéego am na wante nag am na lu des tey jii booy xool population Sénégal nga ni population générale sida bi mën nga wax ni daanaka nekku fi lu bëri ndax 0,7% de prévalence la ñu am 0,7% nan laa koy tuddee sax mën naa wax ni boo jëlee téeméeri nit wala boog ma ni fukk ndax mu gën a yomb daanaka dooni sax lu néew lay doon fukk day tuuti da nga naan téeméer ba benn nit sax amu ko 0,7% mooy téeméer ba daanaka mën nga wax ni sax benn nit dundul ak doomu jàng mais loolu nag boo jëlee population générale waaye attention parce que am na ay groupe de population yoo xamante ni wala population yoo xamante ni feebar ba dafa xaw a sori ci ñoom muy yu ñuy wax ay population clé mën naa ci citer benn mooy ñi nga xamante ni dañuy góor yi nga xamante ni dañuy génn ak seen moroomu góor wala dañuy jëflante ak seen moroomu góor daanaka ñooñu boo jëlee téeméer bi fukk ak juróom ñaar ya aw topp tuuti mi ngi dund ak doomu jàngoro ji boo jëlee jigéen ñi nga xamante ni moom la ñuy wax ni xëy na dañuy génn ñooñu boo ci jëlee téeméer daanaka 6,6 mooy juróom benn ak lu teg tuuti dañuy dund ak doomu jàngoro ji d'accord am na ñi nga xamante ni aussi dañuy drogué wu ñooñu tamit boo leen jëlee boo jëlee téeméer bi daanaka 5,1 muy lu ëpp juróom tuuti dañuy dund ak doomu jàngoro ji loolu mu nekk ñoo xamante ni xëy na dans la population générale mën nañu wax ni prévalence bi dafa faible mais boo demee ci population yooyu prévalence bi mën nañu wax ni dafa élevé ba tax na ñuy wax Sénégal épidémie concentrée la am mooy dafa concentré wu ci population boobu li nga ma laajoon leneen li aussi leeral ko les zones mi ngi ci situation géographique voilà situation géographique bi aussi lu am solo la dëgg la ndax tey jii mën naa jël région de Dakar xam nga région de Dakar daanaka pratiquement mën naa wax 0,3% gën na tuuti sax population générale mais attention zone bi nga xamante ni moom la ñu tuddee zone sud-est bi
muy sud bi ak un peu Tambacounda foofu prévalence ba dafa ëpp li ñuy wax prévalence population générale. maanaam dispersion. bu ma jëlee Kolda actuellement ñu ngi ci 2,4 alors que maa ngi wax ni ci population générale bi 0,7 la bu ma jëlee Sédhiou actuellement ñu ngi ci 1,1 loolu ëpp na population générale bi. d'accord bu ma jëlee aussi Tamba prévalence ba dafay ëpp li nga xamante ni mooy population. côté Ndiambour non. côté Ndiambour ba tey sax xëy na ñoom mën nañu wax ci zone yi nga xamante ni yu xaw a faible la ak Saint-Louis yooyu waaye zone sud bi daal. mooy Carrefour yi pour génn mais nag loolu. bum nu nax. ba tax na sax ñun loolu la ñu xam ba tax ni. du ñu waxati rek sax zone boobu ñooy zone bi ëpp déedéet. parce que yenn saa yi di nga dem ci benn région. mu am li ñuy wax ay poche. xëy na bu nu xaymaa prévalence su lii nga xamante ni mooy région bi. prévalence bi mën na faible mais daf say am ay poche yoo xamante ni. gis nañ fa lu ñuy wax ay facteurs de vulnérabilité yoo xamante ni dañuy exposer nit ñi. pour ñu am feebaru sida ba nga xam ne zone yooyu. suñ si deful attention mën nañu tax région bi ci boppam. prévalence am élevé. donc yooyu yépp muy loo xamante ni dañ si war a taxaw bu baax a baax. Sénégal tey jii wala mën naa wax ni CNLS tey jii bu ma nee CNLS nag du rek. Secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le sida. ndax xam nga CNLS li mu ëmb dafa bare dëgg la. tey jii booy xool xeex bi dañ koy xeex ak ñu baree. yan stratégie ngeen teg pour xeex loolu. waaw pour jëm 2020 2030. ma ngoo yaakaar naa ni sànq pour ma àggalee sama lancé. Mami Linguère wax na waa Croix-Rouge. waa Croix-Rouge effectivement ci partenaires yi la ñu bokk. waaye tey jii mën naa wax ni ministère yu bari. ministère de la santé jiitu ci. yeneen juróom-ñeenti ministère. jeunesse éducation travail ñeneen ak ñeneen. ministère de la justice ndax tey jii aussi yaakaar naa ni li ñuy wax détenu yi. war a attirer sunu attention la. ndaxte bi nu mujjee def enquête gis nañ ni foofu prévalence ba 2% la fa. mu nekk loo xamante ni aussi ñun war nañ ci góorgóorlu bu baax a baax. voilà donc feebar bi. mu nekk loo xamante ni du benn secteur wala ñaari secteur rek ñoo ko war a xeex. tey jii ministère yaa ngi xeex. ñii nga xamante ni ñooy communautaires yi. ñi ngi xeex ndaxte bu ñu fàtte ni tamit feebar ci communauté bi la donc communauté bi il faut que ñu dugal ci seen loxo pour mu mën a dem partenaires yi tamit ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax donc ku ci nekk jóg nga pour mën a xeex lii nga xamante ni mooy feebar bi bu dee stratégie nag stratégie yi bari na mais yaakaar naa ni Sénégal tey jii stratégie bi nga xamante ni moom la gën a dooleel muy stratégie tester traiter et retenir moom ngeen di dégg nu naan Tatarsen tey jii moom ngeen di wax Tatarsen très bien mooy tester traiter et retenir loolu lan la wund tester bi mooy li ma waxoon rek ci 90 yi nit kuy dund ak doomu jàngoro ju ne wala boog nit ku ne di dox war nga dem saytu sa yaram ba xam ndax yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji bu baax boo dee dund ak doomu jàngoro ji tey wax dëgg yàlla ay jumtuwaay am na ñu di la jox ay garab di xool sa yaram ngay des ci structure sanitaire yi ndaxte tamit am na yeneen yoo xamante ni war nañ la ko mën a defal loolu mooy retenir bi tey jii di nga faju wante tamit da ngay dem régulièrement di gis ñi nga xamante ni kër docteur la ñu ne ñu di la xool bu baax a baax lépp loo xamante ni rek war nañ ko def ci sa yaram ñu def ko ba nga xamante ni feebar bi suppression charge virale boobu dinañ ko am ci yow kooku muy première stratégie boo xam ne stratégie bu am importance la beneen stratégie bi yaakaar naa ni boobu tamit communauté internationale
daf si jëloon sax ay engagement depuis 2015 muy élimination de la transmission mère-enfant du VIH. xam ngeen jigéen joo xamante ni dafay dund ak doomu jàngoro ji bu nu deful dara da koy mën a wàll doomam te loolu mu nekk loo xamante ni tey jii Sénégal daf fi war a jóg te mën na fi jóg tey jii boo demee ci dëkk Europe yeeg feneen yi loolu amatu fa dëgg la lii ñuy wax transmission mère enfant du VIH dafa jeex ba kenn gisatu ko fa sunu dëkk bii nag loolu tamit war fi mën a jeex ndax def nañ si ay jéego yoo xamante ni tey jii yaakaar naa ni li si des mottali rek lay doon ba tax na jigéen boo gis man duma àgg sax ba ni jigéen ju wann lor wala jigéen ju ëmb jigéen boo mënti gis rek war na mën a dem saytu boppam dem ànd ak borom këram it saytu boppam ndax sëy nag wax dëgg yàlla ñaar la ku jigéen ki ak ku góor ki li ma jaaxal de moom docteur dafa mel ni ñoom ñun ñoo leen gën a sopp bërëb yooyu waaw ndax ñun ñooy njëkk dem ci gynéco yi xam nga bu ñuy xaar bébé dem na ci suñu ay test yu ñuy def di nga def testu VIH allo salaamaaleykum mami jëlal ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah ça va man la Rabi Johnson depuis la banque de sang de Saint-Louis Johnson maa ngi lay ziar baax sama jabar ji. Rabi maa ngi lay nuyu. maa ngi liggéey sama mbokk moom di wax la du ngoy la tuuti. maa ngi lay ziar. man sama maam fa la bokk ji sama papa. dëgg la. il est né à Kayor. dëgg la. ndeysaan léegi yow ma lay nuyu yow sama chéri. ndeysaan. Ndoye Bane. ça va sama ci boobu sama chef boobu muy docteur. waaw dama doon participer nag ci affaire sida bi. kontaan nañu bisimilah. ndax lii docteur wax dëgg la. dëgg la sida du dara. dafa mel ne comme nga ko am diabète wala ko am tension. dëgg la yow boo ko xamee comme par exemple boo ñëwee à la banque de sang nga mayee deret loolu bu nga si gisee dan lay woo dan la am fu la yebal nga jël ay garab comme ça boo ko jëlee boo nekkee en état de grossesse sax du wàll sa doom dina protéger sa doom li gën bon koy mooy nga am ko ba pare te tay tawoo bu mel ne comme tuberculose bi xam nga léegi mun naa ravager léegi defatu ko à l'époque dañ daan jël nit ki dem mën na ko am ñu ni maladie onkeuse te léegi ñu ñaa ngi jël nga à 6 mois yaa ngi may dégg. waaw Apulaay waaw bu ñu yokkee kàddu gi très bien mami. ni mel tout noonu léegi les temps ont changé. comme sida bi rek boo traité woo jël sa garab ni nga ko war a jëlee. loolu dangay dem. dëgg la macha allah vraiment moo tax may ñaax ñëpp gars yi dem may deret. dëgg la dans les banques de sang. ak surtout di def ay dépistage. dëgg la ñu mën xam ne nekk seen yaram. ndax boo ko xamulee mën na ravage di ronge ba nit ki dee. dëgg la léegi nag su ko xamee nag léegi moom macha allah dina mën a kii daal dina mën a protéger wu. waaw waaw. ok merci maa ngi nuyu ñëpp. kontaan nañu Johnson. sama càmmiñ Pa Maxtar. jërëjëf dina ko dégg jërëjëf Johnson. loo xamul moo la sonal waaye loo xam rek mën caa dox ay jéego. nga daal di wér. wax na lu am solo maa ngi ko doon waajal docteur a ngi doon wax ak Ndoye Bane waaw. parce que da ngay gis ñoo xamante ne nii dañu naan bu ma dem seeti sama yaram ndax suñu ne maa dama am doomu jàngoro bi. wala ñu dem seeti seen yaram docteur ñu ne leen da ngeen am doomu jàngoro bi wala ñu xalaat ko daw dootuñu jëli résultat ba moom ak zéro ñoo yem. ma bëggoon ci comme yaa ngi wax ci wàllum jëlum garab yeeg yooyu. VIH 1 ak 2 bi lan mooy différence bi. waaw VIH 1 ak 2 bi lan mooy différence bi xam naa ni mën naa si ñëw rapidement avant may continuer ci stratégie. ci Ndoye Bane booy xool waaw VIH 1 daanaka mën nañu wax ni mooy VIH bi nu gis pratiquement fépp ci monde bi. VIH 2 moom nañu wax ni ci Afrique de l'Ouest pratiquement la feeñ. kooku benn la beneen bi ci des aussi VIH 1 virus boobu moo gën a virulent. moom bu duggee ci sa yaram xëy na boo deful dara ak yooyu boo jëlul garab ak yooyu xëy na moom mooy gën a teel a développer maladie ci sa yaram que VIH 2 VIH 2 moom mën nañu wax ni virulence bi moo gën a faible mais ñaar ñëpp ay virusu sida la te mu nekk ñoom ñaar ñëpp loo xamante ni war nañ ko xeex donc bu may dellu ci Ndoye Bane ma ñëwoon ci élimination transmission mère enfant du VIH dama wax ni léegi nii moom daanaka jigéen juy dund ak doomu jàngoro ji
nga wàll sa doom léegi am na ku daan liggéeyal ku daan tooñ naan lu xewi la. macha allah yàlla na gën a xewi waaye yàlla na gën a xewi. Sénégal dafa nekk loo xamante ni tey jii foo mënti toll. que muy ci hôpital bi que muy ci centre de santé bi que muy ci poste de santé bi même ba ci biir communauté bi. am na ay jumtuwaay yoo xamante ni. teg nañ fa ba nga xamante ni jigéen ji dund doomu jàngoro ji wanu lor. du ko bu jëlee ay garabam di saytu boppam mën na bañ a wàllu doom ji ci feebar boobu. Sénégal nag di xeex loolu mu nekk stratégie bu am importance. boo xamante ni yaakaar nañ ni mën nañu jàppale ci élimination VIH d'ici 2030. très bien beneen bi ci des aussi mooy. docteur balaa bi ci des ma jël ki ci ligne bi. da nga ma ko permettre wala. ay ca boobu. salaamaaleykum allo. moom it bëggoon naa ko may chance naa ko dugal ko waaye mu mel ni dem na beneen bi ci des mooy. beneen bi ci des mooy xam nga dama wax ni. jàngoro ji tey jii booy xool. dafa am ci ay groupe yoo xamante ni. foofu nañ ko gën a gisee. muy population clé yooyu. mais population clé yooyu. xëy na li tax ñuy xalaat ni jàngoro ji dafa gën a xuus ci ñoom ay facteur la yoo xam ne ñu ngi fii xam nga tey jii bedd bi ak bodd bi ci ñooñu xaw na bari tuuti ndax tey jii bu fekkee ni da nga gis nit koo xamante ni góor la buy génn ak moroomu góoram nga xoqatal ko walla moom ci boppam nga def ko noo xamante ni du day ragal a dem ci structure sanitaire yi walla day ragal a dem jëli garabam xam nga ni bu boobaa daanaka day toog fa mu toog du jël garab du def dara feebar bi gën a fuus ci yaramam ba tax wàlleem gën a gaaw te itam ñu yokk ci rek ci gis nañ ne feebar bi sax dootu ci yem maanaam dafa am yeneen feebar opportuniste yu ñëw daal di ci yokku daal moom laay wax ni daanaka xam nga sida dafa nekk loo xamante ni mën nañu wax ni bu dee VIH kese pratiquement bu duggee ci sa yaram dëgg la noonu du loolu moo tax ñuy wax sida balaa ñuy wax sida bi dafa fekk ay infection opportuniste ak yooyu yëpp déclaré wu ñu gis que sa yaram loolu moo tax ñuy wax ni da nga am maladie sida donc bu may ñëw ci loolu lii nga xamante ni mooy question droits humains ndax nit ku ci nekk nag wax dëgg yàlla da nga am sa ay droits yoo xamante ni kooku mën naa wax ni dan la ko may ni nga amee droit éducation ni nga amee droit à la santé ni nga amee droit leneen ak leneen wax dëgg yàlla droit yow ci sa bopp xëy na nga vivre positivement li ngay vivre daf ci am solo droit tamit nga am doomu jàngoro ci sa yaram nga dem faju ji te dara du la ci fekk aussi loolu loo moomal sa bopp la dëgg la ba tax na yaakaar nañ ni droit yooyu ñuy wax war na ko gën a jëlaat teg ko ci table ji ba nga xamante ni nit kuy dund ak doomu jàngoro ji wax dëgg yàlla li nu war a def rek mooy gunge la ba nga xam ni di nga ñome mën a dem seeti sa bopp jël say garab ba bañ a wàlle ndax loolu la ñuy xaar ñun ci feebar bi loolu nag mu nekk lu am solo loo xamante ni tey jii CNLS ak ñi mu àndal yépp ñu ngi ci yëngu communautaire yi tamit yaakaar naa ni ñu ngi def ay stratégie ñu ngi xeex ànd ak ñi nga xamante ni moom la ñuy wax secteur public ak partenaires yi tamit di def ay jéego bu baax a baax si mais la lutte contre le sida là li ngeen ñi comme nii li ngeen ko bëgg a defee nii dafa laaj xaalis bu bare foo leen toll ci financement yi est-ce que xaalis baa ngi dugg ak ñoom seen parce que mun communication dafa cher pour ngeen seen li ngeen bëgg a dugal ci bopp askan wi pour mu dugg ci bopp askan wi dafa am lu mu laaj est-ce que état bi ak ONG yi ñu ngi leen ci jàppale financement yi fu ñu ci toll waaw financement yi xam nga sida moom dafa nekk feebar boo xamante ni boo ko tuddee rek nit ñi ni financement wala xaalis bi effectivement feebar la boo xamante ni pour ñu xeex ka dafa laaj
xaalis bu bare. koppar ndax ñun sunu plan stratégique bii nga xamante ni 31 décembre bii lay arrivé à terme. plan stratégique boobu daanaka 75 milliards la woon. bu yàgg nag mën nañu wax ni xeex bi fii ci Sénégal partenaires yi ñoo ci gënoon dugal seen loxo ndax booy xool xaalis bi ni mu tëddoo boo jëlee téeméer bu ne daanaka 80% yi ci partenaires yi la jóge bitim réew léegi nag ñëpp xam nañ ni bitim réew pratiquement crise dafa am ni fii crise financière am fi ba tax na ñoom ñëpp ku ci nekk na nga waroon jàppale xëy na wàññi nga ko bu baax a baax waaye nag je pense que ni fii ci dëkk bi walla boo fii ci Sénégal am na ay jàppale yoo xamante ni macha allah gouvernement du Sénégal mi ngi koy def bu baax a baax ndax tey jii ARV yi nit ñi muy garab yi nit ñaa ngi koy jël te duñu fay dara te loolu gouvernement du Sénégal moom ci boppam moo décideel boppam subventionné ko ni bëgguma kuy jël ARV di fay ARV loolu moom mooy lu am solo loo xamante ni gouvernement mi ngi koy def boo xoolee tamit ñi nga xamante ni ci structure sanitaire yi nanu nekk di liggéey ak yooyu yëpp gouvernement moo leen di fay ak test yi tamit gouvernement mi ngi ciy dugal loxoom lu nu gën a bëgg rek mooy gouvernement gën a dugal loxoom incha allah collectivité locale yi tamit xam nga dañuy wax naan léegi santé est une compétence décentralisée ñooñu naam ñi ngi yëngu sax waaye dañu bëgg ñu gën a yëngu ba nga xamante ni tey jii li ñuy wax financement domestique mu mën a am ci Sénégal bu nu weesoo aussi collectivité locale yi secteur privé bi naam xëy na am na ñu ciy def waaye bu nu gënee dugal seen loxo aussi yaakaar naa ni dina am solo lool ndax li nu bëgg mooy tey jii bu fekkee ni partenaires yi dañu rocci koot fii ci dëkk bi li ñuy wax naan financement domestique mu yokku ba nga xamante ni ñun suñu xeex bi lu mu laaj xaalis du ñàkk xaalis moo koy gàllankoor. Ndoye Bane am nga beneen question balaa may jàll. voilà bala ngay jàll question bi ma laaj mooy pour ñu arrêter tuuti ci sensibilisation bi dama ñi nga xam ni ñoo amee doomu jàngoro bi. ci célibataire yi li mu la ëppee ou bien ci jëkkër ak jabar. parce que dafa mel ni am na daal lu ma ci lu ma ci déggoon ci émission yi ma ci mujjee def que ni ci couple yi jëkkër jabar bi nga xam ne dañoo takkante ci faratas yàlla sunas ci sunna fa la ëppee que ci ñi nga xam ni sëyu ñu waaw xam nga loolu danga may delloo ci li ñuy wax dynamique gu épidémie bi xam nga année yi ci ginnaaw ñu génn dañ doon wax ni booy xool couple stable yi Sénégal nouvelle infection yi mën nañu wax ni foofu la ëppee couple stable li ñuy wax couple stable nag loolu war ñu ko mooy jëkkër ak jabar wala ñoo xamante ni daal seen ànd moom régulière na tout le temps ñoom daanaka ñoom ñi ngi ànd loolu la ñuy tuddee couple stable ñooñu nag gisoon nañ ni 70% pratiquement infection yi foofu la nekk waaye nag li may wax mooy man du ma ni couple du ma ni célibataire du ma ni xale du ma ni mag ndax tey jii même booy jël jeunes yi seen prévalence néew na lool mais li ko waral c'est parce que dañu xeex bu baax a baax jëmale ci jeunes yi ndax jeunes yi dañu am li ñuy wax tamit ay facteurs de vulnérabilité dafa am ñoo xamee jeune moom ñëpp xam nañ ni daanaka ak léegi jamono ji ni mu tëddee adolescence tey jii VIH ñu ci vulnérable la ba tax na suñu xeexul bu baax jëmale ci jeunes yooyu rek daanaka feebar bi mën na feeñ bu baax a baax ci ñoom ñi nga xamante ni célibataires yi aussi yaakaar naa ni ñoom it war nañu li ñuy wax naan abstinence bu ma nee ne moo gën bu abstinence mënul ne ñu protéger wu li nga xamante ni aussi nit ñi ñooy ànd muy fidélité ci seen diggante
moom tamit lu ñuy ñaan la muy jumtuwaay yi nga xamante ni abstinence naka la tudde fidélité ak wala bokk utilisation préservatif daanaka yooyu ay jumtuwaay yoo xamante ni la ay mesures de prévention am solo. am nga benn question pour docteur mu nekk ci li nga xamante ne mooy droit nit ki am nga beneen question ma gis ne ci droit nit ki ma bëggoon ci am leeral ndax ne ki nga xamante ne dafa am doomu jàngoro bi dama ci déggoon koo xam ne moom nee na du wax ki mu bëgg a dugg ne ko dafa am doomu jàngoro bi mais dafa ne médecin bi en même temps yow amoo droit dem wax kooku ne ko man dama am doomu jàngoro bi ndax loolu samay droit la man may laaj ndax droit boobu lu ci am la walla xam nga lii ñuy wax sida ci Sénégal mën naa wax ni dafa am benn loi boo xamante ni Sénégal def ko ci jël mooy Sénégal dafa légiférer ci VIH loi boobu nag moom lu mu wax mooy yow nit ki nga xamante ni dafay dund ak doomu jàngoro ji moom ci boppam moo am droit waxal boppam ni man dama dund ak doomu jàngoro ji ak ku mu mënti doon docteur bi nga xamante ni moom moo koy seet waaw docteur boobu moom ci boppam dafa war a pousser nit ki nga xamante ni moom mooy dund ak doomu jàngoro ji mu waxtaan ak partenaire am parce que sa partenaire dafa am importance ngeen di communiquer ndaxte boo communiqué wul ak moom xëy na du la mën a jàppale wala tamit yenn saay di nga gis couple boo xamante ni jigéen ji xam na boppam waaye góor gi xamul boppam dëgg la wala nga gis couple boo xamante ni góor gi xam na boppam waaye jigéen ji xamul boppam ba tax na mënuñu jël ay jumtuwaay yoo xamante ni kenn ki mën na aar ki ci des donc loi bi lu mu wax mooy docteur boobu di recevoir ki nga xamante ni mooy dund ak doomu jàngoro ji daf ko war a naxtaan di ko naxtaan ba mu waxal boppam ni man nii dama am doomu jàngoro ji mu waxal ko boppam partenaire am bu demee nag wax ba sonn mënu ci dara mën na leen convoquer ni leen yéen ñaar waxtaan leen ndax loolu ci droit wu tamit docteur bi li ko loi bi jox la voilà donc mu nekk loo xamante ni aussi en tout cas ñun ñu ngi ci yëngu bu baax a baax ndax gis nañ ni daal partage statut bi moom contrainte la très bien ci liggéey bi foofu laa doon bëgg ñëwee ndax xam naa ne ku wax VIH di nga wax xaw a tawat et dañu gis sax sunu yenn mbokki njaayeen yi nga xam ni boo leen déclaré ne da ngaa diabète wala sax da nga asthme bi wala da nga tension jamono jooju boo leen xoolee dañuy soppeeku dañuy changé ndax tiit jàpp na leen te bu ñu demee ca dëkku tubaab yi ñoom gis nañu wax dëgg yàlla importance bi ñu jox assistance sociale bi may laajte ndax CNLS di leen féliciter en même temps ndax yéen itam ñun dañu ko yëg waaye faw nu laajte est-ce que yéen a ngi jokkoo ak assistant social yi ba nga xam ni dinañu gën a mën a nekk en link en connexion ak ñi nga xam ne dañoo feebar gannaaw bu ñu xamee ne famille bi mën nañ leen na tout au commencement ca commencement bi rek la parce que duñu ko continuer ndax dina fekk ñoom tam ñu former leen ñu xam ne jàngoro bi dañu leen di gunge est-ce que yéen a ngi jokkoo daal ak assistant yi bu baax a baax ñoom bu baax a baax CNLS ak mën naa wax ni sax structure sanitaire yi ñu ngi jokkoo bu baax a baax ak assistance sociale ndax li may wax rek dama ni sida dafa nekk feebar boo xamante ni ba tey lu ñuy wax bodd bi ak bodd bi daf ci des ba tey des na ba tey waaw te nit ki nag nga ñomeel ko lu am solo la maanaam nga fital ko lu am solo la dalal xelam et puis wax ni rek lu ma jëkkoon wax ci sànq mooy feebaru sida tey jii tollu na foo xamante ni c'est une maladie chronique comme feebaru tension la comme feebaru diabète la tey jii yow ci sa bopp boo xamee sa bopp dem di jëli sa garab dem di seetu sa bopp wax dëgg yàlla di nga dund ak sa jàngoro
comme keneen ak keneen ñu dundee ak feebaram. macha allah tey jii CNLS ak ñi mu àndal yépp ministère de la santé rax si dolli am na ay assistance sociale yoo xamante ni ak même si communauté bi ñoo xamante ni ñii ay médiateur lañu ñii ay bàjjanu gox lañu ñii ay relais lañu ñoo xamante ni liñ leen dooleel mooy naka nañuy waxtaanee ak nit ki naka nañu koy dooleele naka nañuy dalal xelam ba nga xamante ni moom si boppam dina ñome moom si boppam dina mën a waxtaan ak famille am moom si boppam aussi dina mën a dem utiliser structure sanitaire yi ba lu ñuy xaar si moom mu am loolu mu am lu am mu nekk lu am solo loo xamante ni nag ay jéego yu bari Sénégal def na ko si mais foofu tamit man gis naa ne ay Linguère bi yéen a fay gën a mën a jàppale waat nit yi te gis naa ne sax yéen a ngi ci ndax bu njëkk bodd bi moo gënoon metti ndax dafay am temps yoo xam ne mag ñi dañ naan la boo sukkee ci bool ak ku am doomu jàngoro bi sax mu wàll la wala loolu xam nga loolu laa ubbee woon noonu lañ la daan dañ daan wax naan boo bokkee moom kaar sax mu toog nooyi ci ngelaw li non loolu gone njóobeen yee ko daan mais njóobeen yi boo nooyi ci ngelaw li mu nooyi ci ngelaw li sax mu wàll la te jàpp naa ne wàllante bi mi ngi ci brosse à dents yi mi ngi ci laam loo xamante ne mën na ko dagg-dagg la mi ngi ci xëy na ngeen séq yenn ànd yi xëy na yooyu yëpp buñ demee ba xam ko xam ne boo ko tëdd ak moom sax du tax mu wàll la kon communication bi yéen tamit war ngeen ci gën a jàppale nit ñi pas ñi nekk Dakar pas ñi nekk ci région yi mais sama mbokk yi nga xamante ne tey ña nga ba Fongale mi wala ña nga ba Kër Amadou Yàlla wala feneen dañuy soxla xam communication bu ba xam ne doomu jàngoro la bu nekk ci nit ki comme ni nga ko waxee mais taxul muy jóg rek wàll nit ki ci mu xool la nga xool ko boo fàttali ko am na fi théâtre boo xamante ne ndaw si dafa bokk ci natt ñëw ne day natt si ndaw si ne ko yow doo natt tey lu tax mu ne ko dañuy daje loxo bi nga fi amoon ñu jox la li nga jotoon a natt mu taxaw di ko xool mu ne ko demal bu ma xool bala may wàll sida te ndaw si dafa jeex rek feebar jeex tëdd këram ñu ne dafa sida mu ne ko génnal suñu kër bala may wàll sida dem ci docteur bi egsi toog di jooy docteur bi ne ko lan la mu ne ko sama dëkkandoo laa doon xulool mu wàll ma sida xuloo nan lañ ci mën a wàllee nit sida Sénégal tamit dañuy bàyyi dégg tell rek ne damm na mais man bu ngeen dellu si waatee fii ak li des ci semaine bi itam ñun Sénégal dañoo ñeme lool affaire ay gangrène ak yooyu tubaab di ko olof di ko wax càqar te gis naa ne bokk na ci signes yeeg yeneen ak yeneen pour wala daal ne la maa ngi jàpp ci xew bi càqar ci signe lan maladie bi gangrène daf ci bokk ci li gën a biir buy daw ganglion dafa bokk ci kii bi biir buy daw yeneen yaram yu tàng yi sofeek yooyu yëpp dafay bokk ci signes yi nga xamante ne daf mën na ci bokk nga xam ne yow mi yaa ngi commencé di am yenn yi nga dem seeti sa bopp ak di ñàkk guddi gi su bokkul ak ñi nga xam ne dañu toll ci ménopause kon yooyu yëpp lañ koy bàyyi mami daal docteur waaw man li may wax rek mooy mami yaakaar naa ni en tout cas yow moom rëll nga bu baax a baax te xam naa ci lañ ma formé nag macha allah ñii fi toog ñëpp rëll lañu ndax tey jii xeex bi tamit am na fu mu toll tey budul woon média yi mën naa wax ni du fa toll ndax tey jii TFM bi du xëy na goxu Sénégal bi wala goxu Sénégal ba rek moo koy seetaan mën naa wax ni fépp ñu ngi koy seetaan ci Sénégal donc le fait que ñuy toog tey jii di ci waxtaan loolu rek déjà yéena àddina dëgg la te xam naa ni du ngeen bàyyi émission boo xamante ni tey jii def nañ ko waaye yeneen émission ak yeneen émission ñu ngi si kanam dëgg la ñu si leen si jaajëfal bu baax a baax jërëjëf docteur li ngay wax nag si sida bi sànq dama wax ni bun ni rek nit ki tey jii kii dafa jeex wala kale dafa am lii wala naa mata déedéet tey jii nit ki mën nay dund ak doomu jàngoro ji mu toog ma toog te mënoo si wala keneen toog te mënoo si xàmmee kenn ku si dund ak doomu jàngoro ba tax na li si am solo rek mooy ku mu mënti doon tey mag ak ndaw ñoo ci yem demal saytu sa bopp ba xam ndax yaa ngi dund doomu jàngoro ji wala déet dëgg la docteur ñun daal kontaan nañu ma fàttali ne moom mooy docteur Fatou Nar Mbaye Diouf ma nga nekk wax dëgg yàlla ci CMLS nekk secrétaire exécutif ou adjointe laa koy wax sax bu ma waxee loolu toujours sama xel dana dem ci soxna Safiatou ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yëg nañu jéego yi mag yi ngeen di liggéey itam xel dem ci soxna Ndeye Marième Ba soxna Marième Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Ndeye Marième Ba
ñu ngi koy nuyu du nuyu képp koo xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi liggéey ci wàllu VIH yaa ngi xool naka ngay jëmale askan wi kanam ak ñi nga xam ne itam ay bàjjanu gox lañu ndax wax naa ko mbir moo gis am ca assistance sociale daf cay baax seen rôle ñun nemmeeku nañ ko xam nañ ko ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ak itam sunu xarit ya nekk à l'extérieur ne bi ma waxee ne dañuy waxtaanee wax dëgg yàlla li nga xam ne mooy VIH naka la ñuy def pour pare ak moom am nañu xarit bu nu woo boo xam ne rafetlu na liggéey bi Ndoye Bane nee na moom daal mi ngi sant yàlla bu baax a baax kontaanoon na nee na ca bés ba nga xamee ne yaa ngi wax ne balaa noo duggati ci néegu sëy nanu dem ñu def test yi kooku nee na nañ ci taxaw bu baax ndax lu am solo la macha allah waaw waaye itam ba tey rek ci waxtaan nañu jàpp ne wax dëgg yàlla feebaru sida daal boo ko fajee ba mu stable mën ngaa dund sa dund normalement Eva Tra nag mi nga xam ne dal xel a ko neex moom point boobu daf ciy bëgg di taxaw ndax njaayee ni yëguñu woon loolu ñoom boo feebaree nga tawat ni man feebar am benn asthme wala benn tension ne nga naan dafa feebar dafa asthme mais bii da nga ciy mën faj te boo fajoo mu tane dootul avancé lu avancé wul kay dellu gannaaw waaw wax dëgg yàlla waaw te doo wàlle ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla wax dëgg yàlla tane gën a am incha allahu taala remercier CNLS mi nga xam ne dafa ñëw ànd ak ñun tey mu nekkoon nag journée d'introduction ñu recevoir ci soxna Naar docteur Naar ñu ngi koy remercier soxna Mami ma bëggoon nga tàggatoo balaa maa dikk ci soxna Naar wallaay xanaa delluwaat di tàgguwaat ñëpp di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di wax ne daal comme li ñu ubbee woon la ñuy tëjee dëgg la wopp aayul ñàkk a xam li la dal rek aay dëgg la moo ne am na koo xamante ne man jàpp naa ne sax yorul cancer ndax ko yor cancer mooy borom xol bu iñaan bu bon bu ñuul bi nangul li yàlla may nit ñi man jàpp naa ne ki yor sida mooy ki nga xamante ne bëggul lu baax du dox ci lu baax jaamul yàlla mi ko sàkk mayul jàmm ay dëkkandoom kooku moo am feebar bu bon bi mais ñeneen ñi dañoo wéra dinañu faju te jàpp ci yàlla xam ne yàllaa ki pexeem te lu mu yëkkati lu nekk rek day dal ci kaw jàmm di wax ne tey nag ki ma def nii mooy Ndëri Silla borom Touba Belel nekk fële ca marché HLM Ndëri di sama góor bopp ñu bokk Cheikh Abdoul Ahad Mbacké woo leen ko numéro téléphone am mi ngi ci 78 463 69 64 78 463 69 64 Ndari yàlla na sa jàmm yàgg ñi nga nekkal ci beleel yépp barke Cheikh Abdoul Ahad sama sang bu baax ba di tàgguwaat ñëpp di wax ne Habib Ndiaye yow moom dootuma waxati ci yow dama lay bàyyi ak Eva Tra rek léegi. macha allah Habib Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. inspecteur yow itam. mais damaa def penalty bu rëy sant ba sant jeex ndooy. sant la ban sant la ci la sax. Ndiaye jaata Ndiaye. non fàtte woon tey da ngeen a jubóowul ay ca bisimilah tàggatool damay beral nuyoo veuve yi nga xam ne sama xel dafa dem ci ñoom. wax dëgg yàlla dañu nekkoon ak seen borom kër te wax dëgg yàlla ñoo ñu jóge fi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax encore une fois vivre ak sida mun nga vivre ci jàmm ak salaam. da ngay faju na nga war a fajoo bul ko fàtte mu feebar bu mu mënti doon boo ca fajuwul daf lay lor. kon boog boo fajoo yàlla defal la jàmm bàyyi leen xel bu baax ci garab yi bàyyi leen xel ci bërëb yi ngeen war a mën a dem pour que bu boobaa macha allah lépp jaar yoon ngeen continuer liggéey seen ay liggéey je salue des amis je vais pas citer de nom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ces jolies dames macha allah yàlla na sutura yàgg. ay jaajëf waaw ñuy tàggu ñëpp rek te gën a ñaax nit ñi ñu góorgóorlu. bala ngaa soo yoree sa soxna mu di sa aawa demul dikkul dara jotu leen nga dem war a takk ñaareel. bala ngaa takk ñaareel ba na nga ànd ak ñaareel ba dem seet seen yaram. waaw yow aawa bi sax yaa ko war a jëkk a exiger sa jëkkër di ko ba ñu mën nga takk ñaareel waaye ki ngay takk. ak man ñun ñett ñëpp nañ dem seeti suñu yaram. d'accord fekk benn paa bu génn àdduna bàyyi ñaari jabar yow nga dem jël ca ñaari jabar ya kenn te xamoo lu rey paa ba. loolu tamit ay erreur yu bari yu gars yi def te soo ko waxee ñun ñu naan non waa ay Sénégal ak du dafa ñaaw ak dafa ñaaw ba nga ji fa faat sa bopp wala nga jël loo xam ne waroo koo jël. donc nañ ci jóg taxaw. doonante bi sama rakk bu jigéen góor moo gaañu bàyyi na fi ñaari jabar jël naa kenn ki sa rakk xamoo lu ko rey. xam ne yooyu il faut ñu ci wax nit ñi bu baax a baax. loolu mooy lawal feebar yi. d'accord waaw nga wàll sa soxna sa nga takk wàll la ko nga wàll ko jeeg ba ca kër nga xam ne dara jotu ko woon. donc loolu problème la donc. te baan fi ñuy taxaw bu baax. mooy macha allah. yàllaay jëlaate waaye bu dee feebar bi noo waxtaanee rayeetul. moom laay taxaw toujours. ku ca faju yàlla dana
la defal nga tane il faut que ñu teg loxo foofu tollootuñu ci fa ñu dëkkaan ca année 86 xamuñu woon technologie tolluwul woon fii mën tolluwul woon fii mais rayatul su fekkee yaa ngi faju mais ñi mu dal te kenn xamul ni dal na leen ñan nga ñi ci dëkk bi ñu dem dépisté wu nanu dem kon boog ñun ñëpp dem dépisté wu dem xool suñu yaram wax dëgg yàlla njaayeen ni boo leen waxee loolu ñu àgg ca buntu ba taxaw fa dugg leen ca biir ñu xool leen muy man ak mamek petit ndooy ak am ak ñi ci biir kër gi yëpp bu leen ko fàttee dépistage dafa am solo lool ne balaa ñu laa faj ñu mën a xam lu la dal bu ñu xamul lu la dal naka la ñu lay fajee te pour que mbir nag ñu mën koo wax dëgg yàlla jëlee ci bërëb faw ñu xam kan ka am ak ku ko amul wax dëgg yàlla kon bokk docteur tout l'honneur te revient kontaan nañu ndax xam nga émission wareef dafay émission boo xam ne société bi yëpp a koy déglu ñëpp a koy déglu kon bu ñu amee chance ngeen ñëw di nekk en partenariat ak ñun wax naa ko ministère de la santé dama koy wax toujours ministère de la femme et de l'enfance ñooñu ñëpp dañu am place ci émission bi lu ngeen fi ñëw doyul macha allah ndax dañu leen a soxla wax dëgg yàlla nga tàggatoo le dernier mot te revient jërëjëf Eva Tra yaakaar naa ne remerciement yi aussi ñu ngi leen koy jëmale parce que je pense que li ngeen def nii lu am solo la wax naa ko sànq nee naa média yi fi muy toll xëy na baatu docteur Fatnar baatu docteur Safiatou Thiam baatu ñeneen ak ñeneen xëy na tollu ngun fa ba tax na tey ji implication bi ngeen def ci xeex feebar bi tey ji lu ñu kontaan lañu te di leen gën a ñaaxaar rek di leen encourager pour que mu gën a law bu baax a baax di wax ni rek si daanaka ay points yu néew bismillah ni lii nga xamante ni mooy sida nit ñi nañu considérer que ni comme feebar bu chronique maladie chronique comme HTA muy hypertension wala diabète feebar la boo xamante ni ñu ngi koy faj te bu fekkee ni yow da ngay dund ak doomu jàngoro bi nga dem jëli sa ay garab di dem di saytu sa bopp na mu waree daanaka macha allah xëy na feebar gaa dee moom yàlla moo koy waaye mën na am ni du feebar boobu moo lay yóbbu du moo lay yóbbu kooku benn la beneen bi ci des aussi muy lu am importance di nga dem ba boo xamante ni dootoo wàllee macha allah ndax feebar boo xamante ni day wàllee kooku feebar la bu nu war a taxaw la ndaxte mën nga wàll ba wàll keneen ak keneen koo xam ne day wàll waaw ku ci yoonam nekkul donc muy loo xamante ni tey jii ñun dañ ci taxaw képp kuy dox laay wax sax dafa war a dem saytu bopp bu baax saytu sa bopp xam ndax yaa ngi dund ak doomu jàngoro ji wala très bien boo dundee ak doomu jàngoro ji wax dëgg yàlla solution am na demal nga faju ji demal nga jël sa ay garab ba nga xamante ni sa charge virale dina nul ba tax na dootoo wàllati kenn loolu muy daanaka point yoo xamante ni daal fa laa bëggoon taxaw ndax yaakaar naa ni loolu lu am importance la ci programme bi. macha allah tout a été dit docteur ñu ngi lay remercier bu baax a baax di xaar rek suba itam moom la ñuy waxtaanee incha allah naka la ñuy fiy jëlee sida. wax dëgg yàlla jëm 2030 incha allah. yal na nu ko yàlla mën loo te mu woyof lool ñi nga xam ne itam ñoo ci liggéey yàlla defal leen jàmm. Eva Tra sañu to pare émission bi te remercier wul Ngone maa ngi lay remercier bu baax a baax su ma waxee Ngone damay wax waa My Boutique ña nga nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26 Ngone collection bi agsi na gis nañu ko incha allah dinañu gën a ñëw ndax bu ko defee ñu chargé armoire yi remercier nañ leen yéen mbokki téléspectateurs yi Fatoumata Coiffure du ma ko fàtte ma nga nekk ci 77 648 58 16 77 648 58 16 Ndeye Ami madame Diène jërëjëf à toute l'équipe yéen itam wax dëgg yàlla ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xam ne saa su ne da ngeen di toog jàkkaarloo ak seen émission wareef ni ma ko waxee dañuy bugg di waxtaan boo xam ne daal bu ñu ko waxtaanee macha allah njëriñ yokku ñu ngi gërëm ak sant képp koo xam ne toogoon na du ñu seetaan tey ñaanal ñi nga xam ne danoo tawat
ni ñu koy waxee saa su ne ñàkk xam sa jàngoro loolu mooy jàngoro waaye jàngoro boo ko xamee ànd ak ndimbali sunu borom incha allah yàlla dana la defal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm te defal ñu ko tàppe sunu xol yi boole ñu doon benn bu ko defee macha allah Sénégal jëm kanam te bu Sénégal jëmee kanam itam TFM daf ciy bokk ba bëgg a dee kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm jox leen rendez-vous suba incha allah boole ceeg di leen balu àq jërë ngeen jëf.